jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës rek bokk ca Refane nag ñu ne ay njaboot yu bari tey ña nga cay jafe-jafe li ko waral taw baa leen sonal mbënn mit naka noonu meeru gox ba nag teel naa jug rek di sàkku nag ci wàllukat yi ñu baral liggéey bi fii ci Ndakaaru yi te daanaka lu ni mel la ñu fi nemmeeku ci banlieue bi ndax fële ca Pikine sonnoon nañu lool ñoom it askan woowu nga xamante ni taw démb bi la jël na leen ca Colobane moom jaaykatu fëgg jaaya lalli la ñu mujjee def ñibbi seen i kër amul lenn kon démb loo xamante ni def nañu ko ci seen i poche daana abdu nag ci leneen muy liggéeyub train express régional moom nag indil na gàllankoor askan wa nga xamante ne nii ñoom ñoo fekk baax ca Tëngéej rawatina ca cité Sococim démb sax xaw tuuti kon camion def musiba Sénégal nag lan la ci kon réew yi tugal yi gis li ñu gën di seetlu nag mooy njiitu réew yooyu sax laay wax ñu ngay gën di ñëw saa su ne fii ci Sénégal ndax daf leen a amal njariñ am déet lu mu ci mën a doon Alpha Wali Diallo di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi xam-xamam màcc ci wàllu jëflante ak biti réew tàggat yaram daañu ci àddu ak quart de finale Afro Basket sunu gaynde yu ndaw yi nag fi ñu teg seen tànk bu ñu ko teggi ndax boobu ba nëgë ni ña ngay am ndam ci jamono ji nag ña ngay jongante ak Libye dossier bi di gëstu bi tey ñu jagleel ko campagne bi jëm ci wàllu parrainage bi ñu ne door na waaye li ci am mooy ba nëgë ni dégguñu programme mu mel ni kon ñoom candidat yooyu di xëccu nag ngir réew mi la leen gën a yitteel rek mooy ami signature mbokk yi ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi. jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko fële ca Refane ni mu ko waxee sànq ci ndoxteel yi ak askan way yeewoo foofu nekkoon ci jafe-jafe li ko waral taw démb ba sonal na leen lool ñu bari nag mbënn ma laal leen ba tax na nag gox ba sax meeru gox ba lay wax dafa teel a jug rek di sàkku kon ca ñooñee nag di wallu ñu def seen kéemtalaay kàttan kon baral liggéey bi te fexe nag ba teg ko ci yoon dañu ci ànd ak Babacar Diouf Ndonga Ndiaye ci leeral. yàqu-yàqu yu bari na ndox mi di wàllu fépp. li fi yàqu sax kenn mënagu koo xam wante li ngay njëkk a gis ci sa bët saa soo fi tegee tànk mooy mbir mi métti na. jumaa ji nga gis ma wan ko ginnaaw kenn xalaatut fan yi ku fi mën a dugg di julli ndox mi nangu na ko. biir kër yi jumaa ji kër Serigne Touba gi toute la volaille peut-être à part owaay yi nga xam ne mën nañu féey bi ndox bi bëree ñu féey dem donc vraiment sonn nañu matlaay dund yi. te daje nag ak mois d'août boo xam ne daanaka amatuñu woon dara. mairie bi mënagut a def dara ndax moom ay loxoom dañ koo téye procédure bu mu war a génnee xaalis pour jàppale ñi dañ koo war a xoolaat. mairie mënagul def dara parce que weccet bi fi ñu ko denc jot ci jafe na fi mu ne nii pour ma génne ca dërëm pour ñëw jàppale ñii tey dañuy wax ana constat bi gendarmerie def ana PV constat bi sapeur pompier def te tey fii mënoo fi gis gendarmerie mënoo fi gis sapeur pompier même yenn saa yi lakk daf fi am na ñaari wala ñetti lakk yu fi am ci commune bu Refane la ma leen jàppalee sama poche laa mujj génnee ko parce que da ngay xaar PV sapeur pompier ba sonn doo ko gis donc. c'est un problème kon dispositif bi nga xam ne moom la ñu mettre au niveau des communes pour jàppale sinistrés yi nañu ko woyofal. yu samp sapeur pompier yi tamit war nañ koo xool ndax ñu gën a mën a jege askan wi. commune bu nekk dafay yoon pour ñu wut fa sapeur pompier ak yu mel ni yoo xamante ne askan wi ci nekk ndax commune boo xamante daanaka ay 40 quelques villages la yore ñu nekk ci jafe-jafe war nañoo wut ay matériels yoo xam ne teg ko ci commune bi pour problème amee immédiatement ñu dem sauver noonu. tey ñu bëri ci njaboot ñi nekk ci commune Refane dinañ nelaw feneen foo xam ne nii du seen nekk. Abdourahmane Diallo ñu koy jaajëfal bu baax a baax fii ci Ndakaaru rawatina ak ci banlieue bi askan wi nag sonnoon nañu lool ñoom it démb ndax taw yu métti yooyu ay jumtukaay yu baree bari nag yàqu na fële ca Pikine am nañu jot a yëkkati ay kàddu dénk ko sunu naataango Salif Sow. dina torop suñu caaku ceeb yeeg suñu lépp ngi ci biir ndox mi suukar ak lépp ngi ci biir ndox mi. suñu téléphone ak lépp dégg na lépp. yokkat jàkk ji tey on n'a pas ouvert la mosquée kenn du jàkk ji tey et puis c'est sûr que ça c'est pour encore une semaine le temps que ñu dégage nga raxas tout ça là et puis il y a aussi des gens qui en profitent aussi pour ouvrir leur fosse pour vider seen fosse aussi. fees del na canal yi kenn lijjantiwu ko xanaa wàcc ko rek mu fees del ba ci suba lañ koy doog a ibbi. suñu njaboot tuuti ñu dee gisuñu ko dégguñu ko. Pape Gorgui Ndong situation du am ba ñu déplacé ñëw xool ba xam faalewu suñu quartier faalewu sax ñu fi ne. mu jot nii la waa ji day dem tëdd di nelaw. yaa ma dégg kër yëpp fees man suba ba léegi maa ngi ngacc. démb daal ci guddi moom vraiment nelawuñu taw bi daf ñu bett. population bi nga xam ne ñun ñoo dëkk ci wetu arène nationale bi yàgg nañ bañ arène bi
parce que lu tax ñu doon ban arène bi li xew tey mooy am li xew tey maanaam tabax nañ arène bi ndox bi ñëw na dugg na suñu kër arène bi balaa ñu ko doon def dafa am loo xam ne dañ ko tuddee enquête environnementale et bi nga xam ne war nañ ko def enquête boobu def ñu ko normalement. dafa garaaw quoi xoolal lii rek a taxaw ñu doon bañ arène bi. ñu wàññiku Pikine ñëw Colobane foofu moom jaaykatu fëgg jaaye démb laal la ñu def ñibbi ci seen i kër ndax mënuñu ko woon ak taw bu metti ba gannaaw loolu sax ñoom njëkkoon nañu sonn ba noppi ndax gisuñu woon sax client bu tax ñuy wax mu nekk nag ñaari mettit yoo xamante ne boole nañu ko ci jamono ji ñuy wax ak yéen Habib Faye Modou Diop. taw bi moo waral ñoom jaaykatu fëgg jaay yi lalli seen jaay yi ndox mi le lu leen sonal la. taw bi dafa beetaate man yaakaaroon man sax dina taw waaye dafa xiin ni taw bi ñëw yàq suñu bagage yi. arrangé wul benn jaaykat parce que xam nga booy xas ba taw comme client du génn jaay du am donc da ngay obligé rek bagage yi nga yor nga takk ko lem ko xaar ba suba xar yàlla quoi. li su bëri day yàqu parce que da nga koy jël di ko weeraat ak yooyu mais li su bëri day yóbbu bu yóbboo day yàqu. ñoom ñu ne bu tawee ba noppi dootuñu amati benn jàmm ndax dañuy teel a ñibbi seen kër yi te loolee daanuñu ko def. non xam nga li ko def mooy bu tawee client yi day wàññeeku maanaam bu nekk doon taw ba léegi client yi dañu ñëw di jënd mais fi mu ne taw bi moo tax. da koy gàllankoor moom wax dëgg yàlla da koy gàllankoor trop parce que bu fekkee xiin na rek moom da ngay daal di laal heure bi nga waroon laal fekkee ne ñun ñu waroon laal 20 heures wala 21 heures léegi yaa ngi gis ñu ngi laal 17 heures 2 heures de temps perte nañ ko. ñenn ci ñoom ne jël nañ seen matuwaay ba tax na taw bi du leen yàqal lu bëri. vaut mieux prévenir que guérir bon toujours yooyu yëpp dañ koy sóoraale dañoo am ay bagages yoo xam ne ay toile ak yooyu yoo xamante ne bu taw bi di taw wala bu xiinee dañ koy prévoir quoi dañu préparer yooyu yëpp génn comme en cas buy taw dinañ mën a muur bagage yi ba arrêté ñu muuriwaat yooyu yëpp dañ koy prévoir quoi. saako yi dañ ciy wut perméable daal ciy def maanaam wut perméable bi dugal ko daal di sol ci biir bu ko defee daal moo ci tane daal. ci diwaanu Colobane jaaykatu fëgg jaay ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel ci jamonoy nawet gi ngir ñu mën a jaay seen fëgg jaay yooyu ndax gis client doon na lu jafe ci ñoom. ca cité Sococim ga ca Tëngéej moom askan wa foofee nee ñu nag lu leen dal rek liggéeyub train express régional ba moo leen ko teg ndax démb foofe ba tey ca cité Sococim xaw tuuti kon camion def njombe bu ñu jógee cité Sococim yeggit ba Castor ba tey ca Tëngéej ca askan wa ñoom it ña ngay ñaxtu nee ñu ndox mu bon ma moo jaxasoo ko ndoxu taw ba lépp nag ña ngi ko gàll ba tey liggéeyub teex boobee Ousseynou Thiam. ak liggéeyug lii di yoonu saxaar gi nga xam ne nii moom mooy train express régional askan wa yeewoo ca cité Sococim nag ñoom jàpp nañ ne tey di ñàkk kaaraange gu tar la leen jural lu ne mel sax lañ nemmeeku ak woto bi nga xam ne bii daana ko li desoon mu àgg ci kër gi soreetul woon. ñun dañu doon rey ñun ñëpp dañu doon rey après mu nul quoi après ñun dañuy nul parce que dañu naan ndogalu yàlla la. te dañuy rawante oto yi dañuy rawante guddeeg bëccëg fii on n'est pas en sécurité duñu nelaw. ñun lu ñuy wax mooy xoolal nañ ñu mettre en sécurité comme que ñun duñ fi jógee nañ ñu mettre en sécurité bu fekkente ne mënuñu mettre en sécurité ñu jëlee ñu fi c'est la seule solution. beneen jàmbat tamit ñu nemmeeku ci askanu lii di cité Castor gannaaw nag ba ñu daanelee lii di centre d'épuration bi nga xam ne bii moo daan dalloo ndox yu bon yi ak lii di ndoxu taw yi askan woowu tey ji dañu jànkoonteeg mbënd waaye tamit ndox yu bon yi nga xam ne nii mi ngi ball ci seen i kër. sama waa kër si biir kër gi ñi ngi defar di tibb suuf di sëkk di raxas ban bi di ko génnee ay sax ay mbuusu mbalit parce que ca kaw la jógee camp ba fii te su ngeen xoolee démb ndox mi moo yóbbu lii. ndox mee ko yóbbu ay mbuusu mbalit fii lañ ko tegoon dégg nga ñun nag ay nit lañu dañu bëgg état bi dégganu. lii da di pente naturelle ndoxu taw yi bu ñëwee fii mooy seen jaaruwaay du gis ngeen nii ñu def nii ñu jël ko clôturer ko ba pare bétonné ko démb 2 heures du matin Castor fii kenn nelawul dañoo obligé génn nag jël suñuy responsabilité détruire seen barrière bi pour ndox mi mën a génn. naam de askan woowu nee nañ def nañ ay jéego nag jëmale ko ci ñii di autorités yi waaye boobu ba léegi nag amul kenn rek ku yëy yàbbi ci seen jafe-jafe yooyu.
ñu wax ci leneen lu ci mel ni nag ndox mu sell mi bi yoon ñu ne nag du yàgg dara ak liggéey bi nga xamante ni door nañu ko fépp fu gox mën a ne ci Sénégal fu dëkk mën a ne ak foo mën a sore di nga mën a jotee ci ndox mu sell rawatina ak ca dëkk yi nga xamante ni ñoo féete kon ca Tëngéej ci liggéeyu Kër Momar Sarr ba nag neenu ma ngay jëm kanam bu baax a baax directeur général bu SONES demoon na fa rek nemmeeku tolluwaay liggéey boobu nga xamante ne nag kon am na solo ci jamono ji ñuy wax ak yéen Cheikh Anta Diop Sey Latir ci leeral. projet KMS 3 bii di usine Kër Momar Sarr dikkoon nañu ci site yi nga xamante ne demoon nañ doon ko nemmeeku fu mel ni Pire gu rëy Ngaay Mexe Sàkkal Bakel daanaka tuyau yi ñu ngi koy samp ngir mu muutali Ndakaaru lu toll ci 400 junni mètre cube ndox dina ko génne bés bu nekk jëmale ko ci Ndakaaru projet bi nee nañ bu noppee daanaka Ndakaaru dootul amati benn jafe-jafem ndox. dafa am usine bi nga xam ni Kër Momar Sarr lay jógee mooy defar ndox mi def ko ci 216 kilomètres am na 6 lots lot 7 bi nga xam ni moom moo jiite moom moo nekk diggante Sébikotane ak Thiès 32 kilomètres lay def partie bi nga xam ni moo jógee Thiès ñëw booru Mexe muy lot 6 55 kilomètres la 45 kilomètres yi ñëw na à peu près et ñu ngi leen di poser. directeur général bu SONES di Charles Fall gis ne ñetteelu usine ndox bi de fii ak atum 2020 robinet yi coupé wala ñàkkam ndox dañu koy fàtte. ndox mi dina gën a walangaan délai bi incha allah gëm nañ ni dinañ ko respecté parce que bi ñu commencé liggéey bi amagul at décembre 2017 2020 bi nga xam ni moom lañ ko appoon muy 24 mois à compter du démarrage dinañ ko respecté incha allah defal ay branchements sociaux ñu fexe ba lu ëpp million si doomu aadama yu amul woon réseau ndox mën ko am ak projet bi. tey jii ñu ngi sant suñu borom di sant monsieur le directeur général de la SONES bi mu ñu boolee ci mbir mi ndax mbir mi dafa nekk mbir mu am solo. ñi nga xamante ne dañoo loxo ci projet bi ñu yëkkati seen i kër wala seen i tool directeur général bu SONES nee na gouvernement bi yëkkati na lu toll ci fukki milliards ak ñeent ci ay koppar jëmale ko seen ndàmpaay daanaka képp ku projet bi laal daanaka jot nga ci ndàmpaay yi jamono yi ñu toll. jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu wax ci couverture maladie universelle muy nag loolee nga xamante ne rek kon dañu ko tëral ngir nag fu waay mën a ne ci Sénégal mën a jote nag ci am pàcc te doo am ay jafe-jafe tey ay parlementaire ñoo toog rek di def tolluwaayu kon couverture boobee ñu ne nag am na lu baree bari loo xamante ne ni war nañ ko ca liggéeyaat te fi mu ne nii nag lenn képp la ñu bëgg mooy nag daal di koy yoonal bu baax a baax yoonal boobu nag jëm na ci wàllu ko yorin wi ñu teewlu Demba Maam Ndiaye moom moo jiite Union des mutuelles de santé communautaire fii ci Sénégal ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Diallo. agence de la couverture maladie universelle bañ koy mettre en place ci tous les niveaux mutuelle dañ faa teew depuis le conseil interministériel de pilotage de la CI mutuelle dañ faa teew le conseil de surveillance mutuelle dañ fee teew les conseils régionaux de suivi de la couverture maladie universelle mutuelle dañ fee teew les conseils départementaux ak les conseils kon wàllu mise en œuvre bi kon mutuelle yi ñoo ci taxaw bu baax di jànkonte ak prestataires yi pour que population jot ci santé bu am solo. lu tax ñu bëgg loi bi naam couverture maladie universelle mi ngi dox waaye nag loo xam ni décret la bu fekkee ni régime ba jóge fi mën nañ koo changer waaye boo ko defee loi da nga koy pérenniser looloo tax ñu bëgg jàpp ci ak ñi ñu ko bokkal ñëpp pour ñu voter ko mu nekk loi nga xam ni li nga xam ak yi nga xam ne am nañ ko pour population bi dañ ko mën a def. tey nag li tax ñu organiser loolu mooy fexe ba parlementaire yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a wote ñu jox leen jumtukaay yi nga xam ne dana war a tax bu fekkee ni projet de loi bi li ci war lépp mi ngi ci ñu mën ko wote sans difficulté bu fekkee ni am na lu ñu ci war a jubbanti itam ñu mën a waxtaan ak ñoom wax leen ban paañ lañ ko war a jubbanti ba liñ ci yéene mën a àgg ci population bi. niñ ko waxee woon sànq ci ndoxteelu xibaar yi réew yu mag yi nag lan la ñu gis ci Sénégal moo xam réew yu tugal yi la moo xam yeneen réew yi waaye liñ ci jàpp rek mooy réew yu am doole tey seen i njiit ñi ngi gën di ñëw fii ci Sénégal ñàkkul nag ne am na lu ñu ci gis Alpha Wali Diallo xam-xamam màcc jëm ci jëflante ak biti réew moom am na nu mu ko jàngatee Tidiane Cissé ak Modou Diop seeti woon nanu ko. bi atum 2018 tàmbalee ba léegi ñeenti réew yu mag seen njiitu réew ñëw na fii ci Sénégal ndax pétrole bi ñu gis fii ci dëkk bi moo waral tukki nemmeeku li ñu mel ki xam-xamam màcc jëm ci wàllu relation internationale ne déedéet. parce que Sénégal découvrir guñ fi pétrole wala gaz boo xam ne ni mën na tax ñooñu fi ñu doon dem demuñu fa pétrole nag foo ko dégg ku si nekk day ñëw. mais gëmuma ni pétrole Sénégal bi ba gaz bi moo tax président Chine di fi ñëw ak président déedéet yeneen la
dalal nag ay président yu jógee ci bitim réew lu ni mel fekk na baax ci Sénégal du ko dalee ci président Senghor ba ci Macky Sall. Positionnement bi bokk na ci et aussi taxawaayu Sénégal sur le plan international donte que léegi wàññeeku na mais Senghor bi mu fi nekkee ak Abdou Diouf président yu bari dañ doon di xaar leen ba Sénégal tànn ba pare fi ñuy jëm wax fi ñuy jëm ñu topp ci parce que duñu juum looloo ngi fi jugewu fi rax ci dolli stabilité bi ñu am mooy Sénégal fa dëgg lu jooju bare fii jàmm moo fi mës a am. ñëw gi ñuy ñëw nag ci Sénégal war na tax réew mi def képp kàttanam ba jëriñu bu baax a baax tukki yooyu. diversification bi il faut que mu am ni ñuy liggéeyee européens yi américains yi chinois yi brésiliens yi indiens yi parce que dëkk yooyu ku ci nekk da nga am foo mëne avantage comparatif. bu ñu nee Brésil tout ce qui est agriculture tey ji foofu ngay dem gëstu ci ils sont en avance. réew nag bu ànd ak dal day tax ñu bëri di fa bëgg a dem lu ni mel la Alpha Wali Diallo gis mu ne Sénégal dal bi fi nekk bokk na li gën a xëcc njiiti réew étranger yi fii ci Sénégal. yegsi nañu ci tàggat yaram ak nes ko waxee woon afro basket ba ca Mali gaynde yu ndaw yu Sénégal nag fi mu ne nii ñi ngi janoo ak Libye ci quart de finale ba Sénégal nag ñu ngi xamal ni kon ñoom ñoo jiitoogum ndax fi mu ne nii sax ñi ngi ci mi-temps ñu leen di ñaanal rek ndam sunu gaynde yooyu ñu gis ne kon ba nu sóobo ci jongante yooyu ba tey ña ngay def fay jaloore ma ngoog ci loolu sax la ñuy des di wax ndax wax nañu ko Sénégal nag fa mu teg tànkam ngal la bu mu ko teggi ndax mi ngi def rek jaloore ci jongante yooyu rawatina ak kon la ñuy amal ca Mali waaye nag lépp neenu du neen ndax bu nu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo leen di tàggat di Madieye Fall nekk na koo xamante ne nag xam-xamam lu wér la ci wàllu basket waaye tamit doon na ku jege lool ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay joueur am dañ ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra Younous Diatta. Madieye Fall mi yor gaynde basket yi amul fukki at ak juróom-ñett mi ngi gën a am tur fii ci Afrique juróom benni at ginnaaw bi mu jëlee raaya bi mu ngi teguwaat ci yoon bi loolu nag bettul ñu xam waa Louga boobu bi nga xam ni yàgg na ci liggéey bi. Madieye ñëpp xam nañu ko coach bu am expérience la coach bu bëgg li muy def la ak dadi éducateur mooy moom xam na ni ñuy yare xale parce que moom ci liggéeyam instructeur la enseignant d'éducation physique lépp jaar na fa donc moom xam na ni muy defee liggéeyam fii ci xale yi en plus tamit am na compétence yi ku am unité la koo xam ni dina déglu ñëpp ku mën a déglu la ku teey la ku xam li muy def la loolu nag ku ko amee mën na la dénk équipe bu xale. depuis 2012 pratiquement même avant maa ngi koy gis muy def ay performances ak Louga basket tout le temps gën a jouer au moins les playoffs même bu joué les playoffs gën a indi équipe boo xamante ni gën a dem ba benn finale donc en 2016 déjà moo gagné coupe du Sénégal ak Louga. Madieye Fall bi yor basket bi ca Louga entraîneur la boo xam ni dafa jege ay joueur am. du journaliste wala simple spectateur wala joueur boo xamante ni da lay tëjal say portes donc tout le temps day discuter ak nit ñi pour jéem a am xool avis nit ñi par rapport ak moom li muy def mu mën a améliorer li muy liggéey. moom dafa bëgg li muy def mu nekk dans la perfection moo xamante ni du am ay manquements par rapport à l'organisation en plus li koy gën a yombal résultat yooyu mooy da nga koy gis moom ak joueur am day mel na seen papa en plus raison de plus parce que seen papa la. ak li mu nekk di tabax ëllëgu gaynde yu mag yi Madieye Fall mën na am njort bu rafet ci ëllëgam su weesoo beneen raaya fii ci Afrique gis ko ci bopp équipe nationale bu mag ñi wéyal liggéeyam ak xaleem yi doon lu mën a nekk. muy gaynde yooyu amagul kon fukki at ak juróom-ñett Cheikh Sadibou Diarra ci wàllu basket ba tey njiital fédération sénégalaise bu basket nag amaloon naap nemmeeku ca diwaanu Ziguinchor foofu nag jot na sekk waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitee basket ba foofee yeggee nañu ko jafe-jafe yi basketball di jànkonteel ca diwaanu Ziguinchor muy maître Babacar Ndiaye gannaaw bi yëkkati na ay kàddu ba mu leen mayee noppi ñu déglu ko ak Boubacar Diassi. déglu naa ñëpp
wax nañ problème basketu Ziguinchor di rencontré boo ko xoolee mooy formation cadre yi formation cadre administratif formation cadre technique formation arbitre formation commissaire parce que dafa am déficit d'arbitre déficit de commissaire ak déficit de cadre technique loolu yëpp je pense que direction technique war na fi def formation des entraîneurs vers le 10 octobre dinañ prévoir année prochaine incha allah def formation commissaire ak formation arbitre yi nekk fii nga xam ne nii c'est des arbitres départementaux ñu mën a passer grade boobu dem beneen examen donc yooyu lañ doon waxtaan tey maintenant tournoi bi nga wax effectivement problème bi posé nañ ko Ziguinchor bëgg na organiser tournoi monté en première division incha allah wax naa leen ñu def demande bi bu ñu defee demande bi dinañ ko étudier te liñ ci mën dinañ ko def. ma ngoog Sénégal Libye ci quart de finale bi kon mu mel ni kon dooraat nañu rek ci jongante yooyu lee muy quart de finale bi Afrobasket ba ca Mali Sénégal nag fi mu ne mi ngi ci ñeent fukki poñ ak ñett Libye mi ngi ci ñaar fukki poñ ak juróom-ñeent. ma ngoog yegsi nañu ci gëstu bi ni ma ko waxee woon nag ñi ngi ko jagleel tey parrainage bi ak campagne bi nga xamante ne door na ci altine ji waaye lañu seetlu nag mooy fi mu ne nii nag déggaguñu benn programme lu may rek ay candidat yoo xamante ne nii ña ngay def seen kémt lay kàttan ngir ku ci ne am nag xaatim ya ñu la laaj loolee mooy laaj bi samp ndax loolu sax du rek gàllankoor li nga xamante ne nii moom mooy wote yi ndax askan wi kat leen gën a yitteel fi mu ne mooy ay programme yu ñoŋ dañu ci ànd ak Mamadou Fall. ngir am signature faaw nga am visibilité ci askan wi loolee nag faa mu jaar ci ab programme boo xamante ni lu ñu xalaat la jagleel ko sénégalais yi kon jaaduwul yenn ci candidat yi di laaj sénégalais yi ñu signal leen te jotuñu xam leen moo di seeni programme. am na parti yoo xam ne xëy na bi ñuy dox ba léegi ni ñu doxee woon ak taxawee ko woon sax nit ñi xëy na xam nañu seeni programme am na ñoo xam ne kenn xamul sepp waaye nag booy laaj nit ki naan ko parrainé ma pour ma nekk candidat war nga ko sa bopp war nga ko wax looy def war nga ko wax foo jëmee réew mi. parrainage nekk loo xamante ni nguur gi moo ko fi indi teg ko ci yenn candidat la candidature yi waaye ñoom day nee nañu daañu song askan wi rek ak seeni programme yoo xamante ni xalaat nañ ko bu baax a baax. ndax waruñu woon wan askan bi lan la ñu yéene ci moom laata ñu leen di laaj seeni signature dëgg la sax waaye dama bëgg xamal la ca loolu maa ngi wër réew mi ëpp na ay weer maa ngi ci 30 000 kilomètres. di wax rek ni que ñun. lu ma mën a wax mooy lu jëm ci suñu candidat muy El Hadj Malick Gakou boo xam ne yaakaar nañ ni que bu mu jëmee ci ñeent fukki département ak juróom yëpp jaar na kii saafoonteeg nit ñi waxanteeg nit ñi jël seen ay préoccupations bu mu paree loolu jaar à l'international ci pays yu mag yi ñi ngi door a jóge ni New York nii xam nañu population yi lu ñu bëgg ak lu seen coono fu mu toll ci loolu la ñu xaatim suñu programme boo xam ne moom la ñu tuddee le programme alternatif Suqali Sénégal. ñeneen jàpp ni taskatu xibaar yi ñoo war a def seen rôle ba mu mat sëkk. Mais depuis un an, moi j'ai publié un programme. Depuis un an, il y a d'autres qui ont publié des programmes, mais on nous parle toujours de programme. Et quand on vous invite à la télévision, je suis désolé, ou à la radio, on ne pose jamais de questions sur le programme. Interrogez-nous sur notre programme, on va vous dire ce qu'on veut faire pour les Sénégalais. Grand parti di Kaju fëgg dënnam moom coordinateur bi nii ñoom publié nañ seen programme am na juróom benn weer kon grand parti lal na programme am ba noppi doog a dem ci askan wi ngir sàkku ñu signal ko. ñun daal am nañu 300 000 cartes de membres yoo xam ne jaay nañ leen 300 000 cartes de membres su fekkee ne 53 000 parrain lañ ñuy laaj ci kaw loolu defe naa ne war ta jafe ñun formalité la waaye ci principe parrainage bi ñun mosuñu ci d'accord te ñu ngi bokk ci benn front de résistance nationale boo xam ni wan nañu ne que 12 points yu ci ne ànd nañ ci. schéma bi parti au pouvoir tëral moo jafeel yëf yi xañ yenn parti ak yenn mouvement yi ñu ñàkk temps kon ngir publier sax li nga xam te ni moo di seeni programme. loolu yëpp ñoo ne bokk na ci li ñuy jooy nga war ci yokk leneen itam Sénégal des na juróom benn weer élection présidentielle di jot waaye Macky Sall ak ñi mu àndal indi nañu campagne électorale boo xam ne juróom benn weer lay am. parrainage bi ñu lancé ni ki altine gi doon na lu jafe ci yenn candidat yi ndax ñàkk jot gi ñu am ngir wane seeni programme loolee nag ñenn ñi gis ni rek dañoo jiital la ñu mujjee moo di sàkku ci askan wi ñu signé te xamle wu ñu seeni programme. Mamadou Fall cant ak ngërëm ñeel na la ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf Karim Wade mi tuddee woon boppam le candidat du peuple bi nar naa dem woote ji ba ñëw bàyyi ko fi l'observateur nañu yaakaaram ju mujj jamu amoon ngir mën a bindu ci liste électorale yi yaakaar ja cour suprême tas na ko démb nee na Karim Wade mënut am carte électeur yéenekaay bi di l'observateur ci xalima ak Aïcha Fall ne ñu ginnaaw ba mu àndeek baayam daanu 2012 Karim Wade mi ngi wéy di xalangu ba léegi nguur si ñàkkati na beneenub combat maître Madické Niang bokku ci avocat Karim Wade ne ñu ci yéenekaay bi ba ma déggee li cour suprême dogal ci recours Karim Wade bi dama jaaxle Omar Sarr bu Parti démocratique Sénégal mel ne ku naan ko ca wet ga jaruta jaaxle jaruta waaru Macky Sall ab guerre la bëgg dana ko doy li sëkk naam moom moome armée bi moom moome gendarmerie moom moome police waaye ñun ñoom moome askan wi lu mu bëgg moom Macky Sall rek danañ ko ca fekk si fu mu yam neex source a nañu kii di Karim Wade booy boo mu dem foowi dem jéem a wuti jeton te joué ji babi foot jéem a muñ élection présidentielle 2019 yi te xam ne waxuma ca sax doon candidat waaye du ca mën a woote ndax cour suprême xañ na ko carte électeur réew mi quotidien nañu xanaa kon muñandoo lay doon ndax kii di Khalifa Ababacar Sall it moom it ak bokkam ci présidentielle 2019 yi nar naa taq rip ak suuf ne procès en appelam bi woon démb ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru juróomi ati kaso yi ñu ko njëkkoon a tëj moom la yoon dëggalaat démb alamaan ji ñu ko alamaanoon moo ki gaayam ñu war koo fay yoon yokku na alamaan ja léegi ñaari milliards yu manqué ñaari téeméeri millions lañ leen alamaan maanaam 1 milliard 800 millions l'observateur nañu Khalifa Sall sax day moo xaw a tane Karim Wade ne Khalifa dese na wenn sànni tàcc ne ginnaaw cour d'appel ga mu demoon def fa appel moo ki awokam léegi ca cour suprême la ñu jëm Sud Quotidien nañu ca cour de cassation la ñu bëgg a dem foofee nag mooy dernier sensu Khalifa Sall bu dee Karim Wade moom ay sensam nee na pëng dafay toog Qatar Vox Populi nañu ñaari kaay mu di Karim ak Khalifa justice réglé na ko ba mu féete boor Karim nee na bàyyi présidentielle 2019 yi te Khalifa Sall it bu mu koree ndax soriwu ko justice moo dal ci seen kaw Le Quotidien nañu ñaari kaay mu di Karim ak Khalifa Sall justice réglé na ko Macky Sall ñoom ñaar seen bëre jeex na te lambu ji tàmbaleegul enquête nañu Karim ak Khalifa seen mujj doy na waar bu ci ay jinne jàppul maire bu Ndakaaru bekk candidat Parti démocratique Sénégal bi mu di Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade wootey présidentielle 2019 yi dana leen umpu ne seen laaxi ngénte source a nañu Macky Sall mii nag mooy màggatum koloj dëgg ne bu taxawee tey jii ne dafay défendre justice bi xanaa dafa fàtte ne justice ub Sénégal bu nërmeloo moom Macky Sall la ndax i tooxi doona yu mu fi dëkkee 2012 ak léegi journal source a nañu jàpp leen alxames juróom-ñetti fan ci weeru décembre 2011 fii la fi cour suprême annulé élection yewoon ca chambre de commerce bu Ndakaaru Macky Sall jël ndem si yàlla Lamine Niang tegaat fa procureur spécial ba woon ca cour répression enrichissement illicite di Aliou Ndao ci digg audience ba la ñu ko dàqe ndax dafa biraloon yéene ju mu amoon ngir suuse ñu bokkoon ci nguuruk Abdoulaye Wade kii di Nafi Ngom Keïta moom ba mu ne dafay convoqué Aliou Sall ci OFNAC ngir déglu ko ci wàllu Petro-Tim ba noppi ne dafa bëggoon premier président bu cour suprême def déclaration ci la ñu ko tëbalee ci OFNAC taw bi ak loraange yi mu jur ci réew mi ngi ci yéenekaay yi l'Observateur nañu bu weesoo askan wi ndox mi ërtal ba ñu génne seeni kër ñaari nit faatu nañu ci Ndakaaru Vox Populi nañu ñaar ñooñu ñàkk seen bakkan ci taw bi ñaar ñëpp ay jigéen lañu kenn ki mi ngi toll ci fanweeri at ak juróom ka ca des toll ci juróom-ñetti fukki at ak ñaar ca Pikine ak ca Cambérène fa la ñu dëkk journal bi tegal ñu ci ne fii ci Ndakaaru ak ca Touba quartier yu bëri ñoo ngay tëmb ca ndox ma boole ko ki dëkk bi xatoon lool ba jéggi dayo wata mënutoon a dem mënutoon a dikk ca Daaru Xuddoos ga ca Pikine Vox nañu askana foofee ñoom nee nañu lu leen dal rek arène nationale ba ñu fa tabax moo leen ko jural ne yàgg nañu fa tey inondation musu fa am bu fa inondation amee rek arène nationale ba ñu fa tabax la direct fa nañu du ko tàyyi dal ba daanu ci Pikine ba rey fa benn nit kër yi ndox mi nangu ba ci oto yi ngiro ci biir ndox mi lépp la journal bi photo tegal ñu ci xëtamu njëkk nañu lii la taw bi jur ci Pikine ay inondation ay yàqu-yàqu ak ñaari nit ñu faatu ñaar ñëpp ay jigéen lañu jigéeni réew mi dem ci Facebook bi taxawal fa page bu ñu tuddee femme chic gis nañu femme bu leen gën a chic Les Échos nañu femme boobee moom chigul dafa sikk bil yéenekaay bi dafa dem ci page Facebook bi ne soxna Jaara Ñaŋ la tudd ndayam dafa dee baayam dee muy sàkku ndimbal ndax nee na sësul ci kenn te dafa sidda ay millions yu bari yéenekaay bi nañu ndaw si amane ko fa te waxul dëgg 400 000 yi ñu ko mujjee yónnee ci tabaski gi doon ko ca jàppale moo ko feeñal L'Observateur nañu ndaw si def loolee ñetti at a ngi mu nekk ci réseaux sociaux yi di dóor gaañe ndaw si soxna Kiné Dieng la tudd. jërëjëf Mamadou Mambène Ndiaye mbokk yi nit sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn daluk jàmm te di ko sàkku ci yéen.